asalaamaaleykum mbokki xarit yi asalaamaaleykum Maromo Soninko. Bonjour à tous. dama fas yéene woon lu yàggul dara pour moo ubbi benn chaîne YouTube ma di wax suma xalaat wax li nga xamante ne ma yaakaar ne mooy doxulin bu rafet, mooy nekkin bu rafet, mooy comportement bu rafet. ndax man bëgg naa déglu boroom xam-xam, bëgg naa déglu ñépp, rawatina média. buñ daan déglu walla seetaan télé boobu télé bariwul woon, ñi ciy wax bariwuñu tamit. waaye nag fu ma bëgg a wax mooy du foofu. li ma bëgg a wax mooy wax bu bëree rekk dégg bi réer, ndax xalaat yi day bari, dégg du ci bari, dégg du ci am. dafa am benn boroom xam-xam dafa ne booy nekk ak nit sa àdduna walla sa dund walla boo buggee noppalu, wax bi mooy foofu, na nga uti, na nga xaritoog boroom xam-xam. ndax boo xaritoog ko ku am xam-xam walla bu fekkente ne dangay déglu ku am xam-xam di nga noppalu. waaye bu fekkente ne danga ànd ak ki nga bëgg walla kii nag sa xarit di nga sonn. ndax nit ki boo xasee far rekk wax dëgg dina jafe lool, surtout boo nekkee boroom métier. maanaam dama seetlu lu bari su may seetaan télévision walla YouTube, damay seetlu yu bari yoo xamante ne vraiment daf may déranger. et léeg-léeg sax j'ai envie de rentrer dans la télévision ou bien nekk réseaux sociaux ma tontu kii wax, ndax nit ki doo wax rekk dama bëgg a wax tegew ci xam-xam, tegew ci loo xamante ne danga ko fekke, danga ko gis, danga ko xam. waaye ku ci nekk yaa ngi sukkandiku ñu ne diw nee na dégg na, ñu ne fii la fële la. maanaam jullit du waxee noonu, jullit du jëfee noonu, jullit du comporté wu noonu. booy wax dara na nga wax loo xam, ndax yàlla dina laaj ku ne li nga wax, li nga jëf. parce que képp ki nga xamante ne yaa ngi wax ci télé walla yaa ngi wax ci réseaux sociaux yi, bu yàqee nit ki bu yàqoo ngir sa xalaat, ndax sa xalaat di nga leyoog yàlla, ndax kooku yow la wóolu. parce que dama ne ñaari yëf, nit dina topp ci xam-xamam nga naw ko, su boobaa di nga mucc lu bari, parce que di nga am sa yoonu bopp. waaye bu fekkente ne danga naw nit ki ndax dem kaa bëgg, boo xasee bëgg rekk ba donc doo xam am na foo féete, kooku lu mu wax muy dëgg mu dul dëgg, kooku ngay topp. loolu dangay am gàcc rekk, ndax xam-xam bu bon wal wax lu bon wal wax lu ñaaw rafetul. buñ ne jikko yi baaxatuñu lan moo ko waral? léegi politicien bi xam nga muy journaliste bi
muy boroom xam-xam bi muy activiste bi yaa xam ku mu doon léegi man li ma xamoon ci journaliste bu fekkente ne yaa ngi ci plateau di wax ci benn sujet ci même sujet yow nga wax sa xalaat nga contre ci li nga xamante nga am foo féete le lendemain nga def en débat nga woo ñaari nit wala ñeenti nit ku ci nekk yaa ngi farak am na foo bokk yow mi di journaliste man mi nga xamante ne ba donc politique ma ba donc duma politiku faruma fenn damay xool ak suma xalaat ma xam ñii lu muy wax lan la kii lu muy wax lan la ma seeti ci li nga xamante ne ba donc mooy li ngeen di wax ma seeti boroom xam-xam bi nga xamante ne féetewul fenn ci li ngeen di waxtaane moom xam-xamam ci loolu la màcc kooku laay jéem a déglu xam lu muy wax plateau yu bari gisuma loolu ci yooyu toujours soit ñu invité ñaar ñi nga xamante ne wala ñett yi nga xamante ne y compris journalistes yi nga xamante ne ñoom ñooy interroger et ñaar ñi ñu bokk ci plateau bi dafa am fu ñu far kooku léeg-léeg di nga seetlu ni man suma constant laay def parce que ba donc voilà je suis les médias parce que parlo bi bari na et ce qui fait que ça me ramène ba donc voilà d'intéresser ba donc ci li nga xamante ne bu loolu ngeen di waxtaanee loolu ngeen di wax suba ba ci guddi ci télé yi waaye nag li may tënk lii yëpp mooy nit ku ñuul dafa bari wax bariwul xam-xam buy wax lenn da nga yaakaar ne kii nii waaw kii fi nekk nii lu tax defu ko ndekete lii la yombe te moom mi nga xamante ne moom mooy kaas loolu amu ci benn xam-xam ci dara seet naa benn activiste ci ay débat ci wàllu pétrole mais am na benn waay bu nga xamante ne moom la daan defar comment dirais-je débat bi waa ji xamul dara ci loolu lépp lu mu nekk rek saaga xas sàcc ceci cela non pour man ba donc bu fekkente ne yaa ngi naan ba donc voilà damay représenter askan bi booy toog ci wax ci kaddu askan bi da ngay wax lu la leer da ngay wax loo xam da ngay wax lu nga xamante ne ba donc sa xam-xam ci loolu la màcc waaye doo nekk rek diw nee na de nee bon yenn journalistes yi aussi ñu am ay collision ak ay politiciens d'accord mais bu fekkente ne da nga war a def sa métier boo nekk ci plateau defal sa métier nga bañ a far mais waaye nga invité nit nga far ak moom man mi nga xamante ne di lay seetaan yow ngay def say chronique personnelle li ngay wax ci sujet bi ba donc booy invité nit da ngay invité koo xamante ne ba donc yéen a méngoo ci xalaat waaw yéen lan ngeen di def ça veut dire que bokk na ci askan bi mu am problème yéen ñi nga xamante ne ba donc yéen am kaddu parce que boo nekkee journaliste loi bi protégé na la ba donc moo tax mbono ngeen di wax lu ne léeg-léeg sax di ngeen wax loo xamante ne amul benn fondement mais bul ne rek ba donc information bi nga am dégg la xëy na ki lay jox information noonu kële la lu la ci woon maanaam nit ki jiite leen seen bu leen jiital seen bakkan jiite leen yàlla ngeen mucc ndax ku ci nekk booy amelee nit ak nga tuumaal ko nga yàq deram saaga ko xas ko loolu jullit du ko def man damay waaru léeg-léeg ba donc la nga ne Sénégal 95% jullit lañ mais jullit yi yéenay saaga ci télé yi yéenay xas ci télé yi yéenay wax lu ne loolu rafetul ku ci wax ba doon nga naan ñu rafetal jikko yi naka ñu rafetal jikko yi yow nga xamante ne yow miy toog ci télé nga nekk naan ba donc dama nekk avocat du peuple été nga far man ku far ba donc voilà booy wax dinaa la déglu dinaa xam looy wax ma am lu may jël lu positif ma teg ko ma jël ko li nga xamante ne ma xam ne kii waxu far la ma teg ko fële mais nit ki nekk opposant
je suis d'accord avec ça nekk avec pouvoir je suis d'accord avec ça mais képp ki nga xamante ne booy wax na nga wax loo xam na nga wax loo maîtriser bàyyi leen ba de dégg naa ñu ne la ndax naa contre naa diw loolu rafetul am naa journaliste yoo xamante ne vraiment daan naa leen di naw trop mais léegi ba donc voilà j'ai compris que comment dirais quelles sont leurs démarches aujourd'hui mais man journaliste bu far ba donc voilà man dootuma la sa wax dootuma saf dinaa la déglu waaye ba donc voilà booy wax ba donc nekkoo ci dans la cœur de la République yow journaliste nga da ngay jël ay cette information yi ngay jot mën na nekk information yoo xamante ne du dëgg du loolu ñi ngeen di invité aussi lu tax su ngeen di invité doo leen invité ñi nga xamante ne comme pétrole bi nekk na loo xamante ne njaayu marché la ku ci nekk daal yaa ngi dem nduggi di wax loo xamante ne waxu dégg télé la ay journalistes yoo xamante ne ba donc voilà seen xam-xam màccul ci pétrole information yi ngeen di jël ku ci nekk nga def sa xalaat comme moom mel ni sa xalaat li nga wax ba doon mooy dëgg alors que nekk dans le cœur de l'affaire boo nee journaliste defal sa liggéey defal investigation na nga nekk impartial mais boo nekkee journaliste bu far man loolu man personnellement mënuma ci ànd loolu journaliste joxel information bu fekkente ne da ngeen naan politiciens ñoo yàq réew mi yéen journalistes yi ci ngeen di bokk ndax yéenay informer nit ñi yéenay def seen chronique yéenay def seen émission et comment ça s'appelle invité ku leen di neex parce que bu fekkente ne da ngeen di def débat invité ki nga xamante ne ba donc la yéen a bokk gis gi yéen a bokk xalaat mais affaire bi du leer léeg-léeg andil ko nga xamante ne ba donc xam-xamam màcc na ci loolu mais ñi ngeen di invité ñoo xamante ne soit ay opposants la ñi soit ñoo xamante ne ba donc xaw ma ban contentieux la ñuy am ak la justice ou le pouvoir en place je ne sais pas j'en sais rien mais quand même ñun tamit vraiment sonn nañu bu nga xamante ne li ngeen ni ñu sol mais waaye am nañu xel am nañu xel dañuy xalaat man li ma fas yéene def mooy chaque semaine du lundi jusqu'au dimanche dinaa déglu dinaa seetaan télé dinaa seetaan ay vidéo ci WhatsApp vidéo ci YouTube pour mu mën a xam exactement ba donc naka nit ñi lan la ñuy waxtaane léeg-léeg ba donc vraiment dinaa dégg ci yenn plateau yi ay saaga ay wax yu xamante ne Sénégal rek lu mën a amee am na wax yoo xamante ne ba di nga ko wax ci télévision Sénégal que ce soit privé ou public boo ko defee fii France am na yenn tuuma am na yenn kat yoo xamante ne doo ko yëkkati ci plateau ci jëmale ko chef d'État munoo ko et pourtant boo donc fii démocratie moo fi sax ok contre nañu France mais waaye lu tax ba donc voilà yéen journalistes yi wala yéen intellectuels yi yéen nit ñi bu su ngeen di waxee ba donc voilà ngeen naan dañoo contre France mais bu su ngeen di jëlee exemple ba donc exemple loi français yi ngeen di jël lii xew na France keroog rek voilà lii mooy démocratie mais waaye nag teyu leen ñu bëri ñoo ngi wax li xew France li ñu bëri ñu ngi wax ci France ba du xamuñu dara ci France xamuñu ci dara gis nga nit ki boo tukkiwul boo jàngee téeméeri junni téere am na lu des waaye réew bu ne am na ay réalité def leen ndànk pétrole du ne bu génnee rek ba donc ku ci nekk da ngay tëdd sa kër ñu lay jox xaalis xaw ma 400 000 xaw ma lan ñu la koy jox chaque fin du mois liggéeyee leen ne ngeen di jóg di liggéey uti liggéey moo gën waaye nag ba donc parti comment dire les hommes politiques ñu leen di divertise ak yenn journalistes naafeq yi ngeen baal ma ci kàddu bi
parce que du ma waxee noonu retiré naa ko loolu yëpp dama ko bëgg a wax rek pour que bu ñuy wax boo yëkkati sa kàddu àdduna yëpp moo ngi lay déglu ñu ngi lay déglu bul saaga bul xas bul wax loo wóorul bul wax sa xam-xam nekku ci loolu baakaar bu rëy la boo nekkee jullit ne ñu moytu loolu man dama fas yéene chaque semaine ma def ko ngir yàlla tax ma def ay vidéo ma def ay analyse débat yu ñu am ay information yu ñu am ci télé yi ma jéem a yee ñi nga xamante ne même bu dee ñaari nit la maa ngi ci sant yàlla xëy na ba donc voilà am na leeral bu may indi faruma fenn nekkuma politique c'est pas mon problème je vis en France je travaille li ma am li ma yàlla séddale alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax réew mi ñoo ko bokk muy Sénégal ku ci nekk booy wax na nga wax lu la wóor parlo bi bàyyi leen ko diw nee na nii ñu ne lii ñu ne laa foo fekkewul bu fekkente ne déggin nga ci am na nga moytu bañ a jël ci bàkkaar dama fas yéene nag def ay vidéo ma créé seen YouTube ma ut ci tur ma def ci tur bi nga xamante ne ba donc la mooy tax ku ci nekk nga gis sa bopp ci loolu contre wu ma kenn dama bëgg rek informer nit ñi ci lu baax ci li nga xamante ne mooy jëmale nit ñi vers quelque chose de bien et pour tout le monde et pour tous merci beaucoup seen mbokk la salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen ngeen def bonne journée merci à vous tous